revue de presse. ñaan di ceek Alaaji Ahmed Aidara. Bismillah, gouvernement Sénégal bi day aka del xel tribune yéene kaa ne tere yi nga xam ne nag maanaam tere woon nañ ko ci wàllu transport bi day dem ak dikk waaw juróom benn weeru yàllaa ngi ni la daal dina koy teggi de maa la wax loolu léegi nag ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy dawal oto yi day bu leen neexee nag duy oto yi ba mu fees dal waay Samba xela ngay dal maa la wax loolee day ma ne la place yoo am kon ca biir oto ba bu la neexee nga tekkee ay nit daa la wax buur kay lenn la santaane waat maanaam solu masque gi la par force la de dëgg la ba sobri ne waaye gis nga nag wàllum dem ngeeg dikk googe ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy wut oto waaw dañuy sonn lool maa la ko wax de la sabab lu ni mel day mooy ñàkk oto daal doom bu góor la léegi ak yoon yi nga xam ne maanaam moom la oto di jaar ni la wiiri waaw oto ci boppam la nitul gis te lay indi lii lépp wàllum corona gi la la wax Dakar Times de wàllum corona googe suñu wàllum koom-koom gi waaw def na ci musiba de dëgg la vox populi ne ko may ma yeggali dama ne la wàllu dem ngeeg dikk googe di mbirum transport bi waaw solu masque yi de neex na xarit la wax waaye taximaan yi léegi bu leen neexee kon sol ba muy ñeent way Samba ca yàlla enquête yéene kaa ne Veolia ak Suez waaw ña ngay reyante de ndox ma yëngu na maa la ko wax Veolia ci boppam kon moo bëgg a teg tànk nag lii di Suez ca diwaanu France ke la liggéeykat ya day ña ngay waajal xeex ba nag laa la wax dëgg la yéene kaay gi ne moo taxit ëllëgu seen guddi gu bët setagul la de maar day taali maa la ko wax ca jamono jooje askan waa ngi ci biir ndox mi ba léegi ni la inondation yi professeur Serigne Khadim Rassoul Thiam ci Source A waaw nee na man day li may naxarlu mooy lan moo tax ba président Sénégal bi la di Macky Sall mi mënta gindi sénégalais ci 750 milliards atuuti kay waaw yi nga xam ne nag maanaam moom la dugal ci plan décennal lutte contre les inondations Macky Sall mënta gindi nit ñi ci xaalis boobee fan la ne looloo jara wax de terminé yéene kaay ne waaye dama ne la ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci wàllum inondation yi di sinistré yi waaw daal dinañuy gedi nag solution bi nga xam ne saafara bi gouvernement bi indi woon waaw même bu dee ñi nga xam ne sax ñoo dee bareeguñu day waaw gis nga ca Kër Massar ke ay téeméeri njaboot yoo xam ne day la ñuy dund fi mu nekk nii miti na torop sax laa wax lool ñu ci bari ci ñoom tamit ñàkk nañ lu bari lépp sax la ñàkk te jàpp nañ ne tam lii tam bu dee ndogalu yàlla la nangu nañ ko de waaye ñu bari ci ñoom ña nga ca biir ndox ma laa la wax la ilaha illallah te la ñuy naqarlu tamit day mooy wàllum assainissement te luy njëy nag waa on a say njàkk terminé yéene kaa ne bu dee ca diwaanu Kër Massar ke askan wa nga xam ne kon nañoo lànk ne saafara di solution bi nga xam ne moom la gouvernement bi indi d'accord uñ ca waaw nee nañ parce que condition yi ci boppam ñoo dajewul nañ waxante dëgg Mamadou Sagna nee na nan nga mën a jëlee ay junni ci ay doomu aadama ñuy bokk benn duus ay toilettes yoo xam ne ñoom ñëpp ko bokk xanaa loolu feebar sax mën na caa jugee waa ji Sagna yemu ca ndaxte nee na yow nan nga mën a dëkkalee ay doomu aadama ci ay sac ak i mbaar bu ñuy togg ci mbedd ma lañ naan weng à ciel ouvert laaste waaye koppar gi nga xam ne sax moom la ñu war a dugal kon ci plan Orsec googe waaw Mansour Faye day commencé naa séddale nag ñaari milliards ya yéeni kaa gi ne waa parti démocratique sénégalais day la ñu bëggoon daal moo ñu audité képp koo xam ne kon ndax nga ca plan décennal googe ak wàllum inondation yi waaw waaye assemblée day daa xotti seen kay ba ca digg ba laa la wax terminé yéene kaay ne moo tax ca robokum waaw yekk na lu mel ni xamee assemblée nationale googe les écoles yéene kaay ne tey rek day laa lay indil nag firnde ne wàllum inondation yi la musiba mbaa ba kumba la Sénégal day maa la ko wax juróom ñaar ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan seen moox allahu akbar lu ëpp kon téeméer ak ñaar ci ay kër yàqu na diggante Dakar Ndiaye jël Joob ak Thiès dama ne la fukki région ak benn day mbir ma laal na leen bokk na ca ñaar fukk ak juróom ci ay département lu ëpp 16798 personnes mbir mi laal na leen dama ne la lu ëpp ñaari téeméer ci ay soxna yoo xam ne dañoo ëmb day ak juróom benn téeméer ak ñeen fukk ci ay gone waaw yoo amagul juróomi at yoo xam ne boo sàggane sibiru bi la mën na leen a dal de di wàllum politisme maar di tali waaw yéeni kaa gi ne waaye coono li nga xam ne moom la ñu nimbi ko ci réew mi la réew mi nga xam ne léegi comme màggat mu feebar laa la wax féppay miti waaw est-ce que gouvernement bii ñu naan dañu koy yaatal dana nekk saafara looloo jara laaj évidence yéene kaa ne gis nga gouvernement boobee ñu naan dañu koy yaatal waaw ñetti ministre yoo gis ñaari yo du bokk ci classement bi di maar di tali calcul yoo bëri ñetteelu mandat baa ngi ni lée ak opposition bi nga xam ne kon duñu opposé wu coronavirus yeeg ñi mu rey ni mbëree li bloqué gouvernement bi laa la wax laaste Souleymane Teliko de convoqué nañ ko de maar di tali te section générale de l'administration de la justice ministre de la justice moo fa jaar moom lañ tuumal de les écoles yéene kaay ne gis nga kuréel gi njaboote magistrat yooye waaw nee nañu seen naataangooy ña ngay woote mobilisation générale ba pare nag tuumal kon ministre de la justice ne moo génnee lettre juge Ousmane Kane ba muy démissionné waaw enquête yéene kaay ne UMS day kuréelu magistrat yi ñoom daal la ñuy naxarlu nee nañu gars yi dañoo bëgg a tëj seen gémmiñ de xooxatal leen tiital leen te loolee du fi
ne Souleymane Teliko nag lañ koy toppee ni lée mooy kàddu yi mu mujjee yëkkati ci presse bi way Samba professeur Serigne Khadim Rassoul Thiam ci sursa waaw nee na Macky Sall suñ diggante ak France war na cee jéem am tolloo la de équilibre am ca de parce que lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay entreprise française ñoo am ci Sénégal gi léegi te gis nga fukk ak juróom yu njëkk yi waaw lu tolloog ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn 3686 milliards la ñuy jëlee ci Sénégal laa la wax allahu akbar la ilaha illallah 24 heures yéene kaa ne lii de ay étude la nañu ñaari millions ak genn wàllu teges lëf ci ay sénégalais te léegi dañoo ndóol corona gee fi jaar téeméer boo jël de fukk ak juróom ñaar daal dinañ ca yokk de maanaam jugee nañ ci 38% dem nañ daanaka léegi ci 55% laa la wax la ilaha illallah Mamadou Lamine Diallo ne Sénégal la ngay suux de bu doon gaal la dañ naan ma ngay suux de Macky Sall kay dëggal na li Mamadou Lamine Diallo waxoon Sud Quotidien ëllëgu politique ay Khalifa Sall waaw ci diggante ñaari safara la nekk laa la wax maa la ko wax diggante wàllum justice bi la ak ay atam tam Khalifa Sall ñaata at la am Alaaji Malick Gaye bu grand parti ci 24 heures waaw nee na opposition bi ci boppam ñoo war a bàyyi naan nañ leen auditer fichier électoral bi parce que loolee ngeen di def day tax nguur gi day am fu mu sukkandiku ngir aj élection locale yi laa la wax ay auditu fichier les ko yéene kaay ne waaye yow suñu avion bi moom anamu avion commandement bi waaw Pointe Sarène moo ma jaaxal Macky Sall dee démb ba muy dem ca réunion CEDEAO ge waaw président Gana day moo ko abal avion la ilaha illallah lii de nag xanaa mooy tës waaye nag ak lu suñu avion bi réer pétrole bi moom mënuñoo réer déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Master Office des Lamine Diack tey jii lay xam ëllëgëm mook doom ja Pape Massata Diack ñaar ñu faatu kenn ku am ay gaañu mooy bilan wu accident de travail bi nga xam ne mu ngi am ci quartier Daaru Khoudoss tënk rek ci wàllu travaux d'assainissement yoo xam ni waa association Touba ca kanam ñoo ko doon amal rek ngir daal di génne suuf yi Abdoulaye Diagne dana ci dellu soit ak ñun ci biir xibaar yi. Bureau Assemblée nationale amal nañu ndaje taxawal mission d'information ngir ay leeral ci wàllu xaalis boobee dem ci assainissement bi la ci tukkee des na ci dellu soit ak Fatoumata Diop. juróom-benn weer ginnaaw engagement yi jëm ci wàllu riposte contre pandémie coronavirus fii ci Sénégal tollu xayma ga dinañ ci dellu soit des wax itam ci wàllu transport ñëw ci xibaaru sport ak Bayma Anta Mboup ndax képp ko yéene kaay ak El Hadji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour Diop. situation tali bi Bayale. voilà merci beaucoup El Hadj jàppal ne tey jii la route nationale n'est pas du tout compliquée maanaam tey jii amul benn jafe-jafe ça circule tranquille joxe ko nag poste Thiaroye ba rond-point soble yëpp c'est complètement dégagé donc mun ngeen ko jaaxee pour ñi nga xam ne ñoo choisir yoon yi raax bi jàpp ma central au poisson foofu aussi pas trop de complication à signaler si acte boobu la bu dee nag buntu Pikine malgré travaux yi nga xam ne ñu ngi koy def sur la route nationale wante nag tey jii amul benn jafe-jafe ça circule tranquille surtout ñi nga xam ne ñoo choisir déviation bi seulement rek laata ngeen dépassé rond-point bu ñu créé foofu la ca buntu Pikine moo xaw a yéex tuuti wante nag bu ngeen ko dépassé amatul jafe-jafe donc mun ngeen wéy seen circulation doxee ko aussi de Sodiba daal di wuti directement c'était la bonne balle wante wax ne aussi ñi nga xam ne ñoo bëgg dugg gaaru Cheikh bi boo maraîcher wala sax ngeen génne ko foofu la aussi amul benn jafe-jafe c'est complètement dégagé ak si boobu la élage. Zik FM. tey jii fukki waxtu ak benn bu jotee fii ci heure Dakar la Lamine Diack mi nekkoon njiital UAF di xam ëllëgëm maanaam ab àtteem ci lay wadd ca tribunal bi nga xam moo ko doon topp mook doom jo di Pape Massata Diack xam ngeen ni amoon na nag ay réquisitions yu bàyyeekoo ci ki nga xam ni mooy procureur ba déjà kon ñuy xaar nag verdict bi ñu ngi ci ligne bi ak Pape Cheikh Fall mi ñu teewal ca Paris Pape Cheikh ci kanam des na jokk ak moom foofee ca Paris ci lu tënku ci li nga xam ni mooy verdict gu Lamine Diack boobee nga xam ne ay at a ngi ni mu nekk ci loxoy yoon foofee ci résidence surveillée ca France ginnaaw ay tuuma yi tegu ci kawam ndoddam Pape Cheikh salaamaaleykum. waaleykum salaam Aj Mansour Diop maa ngi lay nuyu di la ziar. alors ñu ngi lay delloo nuyoo beeg ziar bi affaire Lamine Diack ñu ngi koy xaar fi mu nekk nii de. affaire Lamine Diack tey lay àtte bi Lamine Diack mi nga xam ne moo nekkoon njiitu patron athlétisme mondial Lamine Diack doomam Pape Massata Diack ak maître Habib Cissé nekkoon avocat boo xam ne da ko doon xelal Gabriel Dole ñoom tey la ñuy xam ba xam nan la ñuy def ak ki nga xam ne mooy juge bi nag. parquet bi financier bu Paris moom ndax dana topp ki nga xam ne mooy procureur bi ginnaaw ba mu sàkkoo ay daan yu métti jëmale ko woon ci seen kaw waaye nag Lamine Diack bu fekkee ne moom dana teew tey bu benn waxtu tegalee fanweeri simili ci tribunal bi kii di doon moom Pape Massata Diack moom du mas a dikk ndax mi ngi foofu ci Sénégal
juge bi nag bi nga amalee àtte bi si benn waxtu tegalee fanweeri simili ci salle 2-13 ginnaaw bi nga xamee ne foofu lañ ko soppañoo indi ko ndax beneen procès bu am si salle bu njëkk ba procès bi nag ba mu amee kii di procureur bi andi woon na ay daan yu méttee métti yu toll si ñeenti at jëmale ko ci kii si Lamine Diack daa ci jël téeméeri junni si koppar euro daa koy amende ki nga xam ne mooy doom ji Pape Massata Diack jéggi woon na lu toll si juróomi atu kaso pour ñu daan ko ak téeméeri junni si xaalisu euro kii di maître Habib Cissé doon xelal kii di Lamine Diack moom ñetti atu kaso la jëloon ak ñaar fukki junni ci wàllu amende ba pare ñu daal koy dàq ci wàllu liggéeyu avocat ci fàttali Lamine Diack Pape Massata Diack Habib Cissé Gabriel Dole ak ñaari responsable russe yu ñu tuddee Valentin Balatnichev ak Alexei Melnikov ñoom ñoo ngi leen di àtte ginnaaw bi ñu amalee ay njuuj njaaj ak mbuxum ak ger jëmale ko ci ay acte de triche yoo xam ne dañoo yaakaar na woon kat dañoo doppewu woon daal koy weccoo ak xaalis ak koppar ak jënd yenn contrat jëm si wàllu sponsoring ak droit de télévision mu nekkoon fii ci tribunal bu Paris Pape Cheikh Fall pour la rajo Zik FM. ñu ngi lay jaajëfal Pape Cheikh Fall nekkoon ñun en direct foofee ca Paris ñaar ñoo faatu kenn amee gaañu ci ay liggéeykat yi doon def ay assainissement di gën a yaatal ci ay travaux d'assainissement yoo xam ne association Touba ca kanam ñoo ko doon amal mu nekk accident bu metti ci quartier Daaru Xuddoos la xewee ñu fekki fa Abdoulaye Diagne. ci Touba ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci liggéey yi ñu doon amal ngir wutal yoon ndox mi nga xam ne mooy taasaa su ne ci Touba te di leen sonal ci gas boobule la kàmb yi màbb ci kaw ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan accident bi mi ngi amee ci Touba ci yoonu Tokor Ba ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ñu yóbbu leen ci morgue l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ki nga xam ne moo ci jëlee ay gaañu moom ñi ngi koy taxawu bu mat ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba noonu ni Touba ca kanam di naqarlu lu ni mel xalifa général des mourides bañ ko yëgalee lu ni mel muy jaale njabootu ñaar ñi ci ñàkk seen bakkan Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne bureau assemblée nationale amal nañu ndaje tey ji ci talaata ji démb ci talaata ji ngeen jéggal ma jël décision taxawal benn mission d'information ci wàllu gestion ak itam plan décennal bu nga xam ni dañ ko jagleel xeex mbënd mi ci wàllu boobee nag am na lu toll ci fukki nit ak juróom yoo xam ni ñu ngi ci am nañu lu toll ci juróom benn ay bis ngir càmbar lu jëm ci wàllu gestion wu inondation fii ci Dakar Fatoumata Diop. bureau assemblée nationale daal dinañoo rek sëgg càmbar li ñeel dossier wu doxalinu inondation yi ci plan décennal ci wàllu xeexub li le di mbënd mi ci biir bi les réunion nag teg nañ ca nag ab mission d'information boo xamante ne dina am ki fa teewal majorité bi ko teewal ku jéggi naka noonu non inscrit yi les membres dina am ñoo xamante ne dañoo jóge ci commission du développement durable ak transition écologique naka noonu commission de l'aménagement du territoire de l'urbanisme de l'habitat des infrastructures et des transports naka noonu commission des finances et du contrôle budgétaire ci biir mission d'information bi nag dina am lu toll ci fukk ak juróom ci ay député dina am ab président ab vice-président naka noonu ab rapporteur waaye ci fan yi ñu dëgmal nag dinañ door li nga xamante ne moom moo di liggéey yi délai yi gën kaa néew juróom benn ay semaine lay doon mission bi dinañ cibler zone yu mel ni Dakar ak i tamit yi nga xamante ne dañoo impacté wu bu baax a baax ci mbënd mi waaye it dañañ ca toftal ab rapport boo xamante ne dinañ ko jébbal la gën kaa néew fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bi jox ko njiitu réew mi Macky Sall li di conclusion yi waaye it ay recommandations. Fatmata Diop am na ay victimes inondation yoo xam ni ñu ngi dëkk ci Grand Médine relogé nañu leen fa ñu nekk de xaw naa dal seen xel waaye faw mu ànd ak ay mesures d'accompagnement yi tax seen nekkin mën a sell Safiatou Ba Ndiaye de école Grand Médine bërëb bi nga xamante ne dafa soppeeku melokaan di dalal jamono ji ay sinistré yi nekk ci koñ bi ay tentes yu ñu fa installé provisoirement ngir rek mën leen a dalal fii nag sinistré yi mel na ni seen xel xaw naa dal tuuti par rapport ak fan yi weesu. ñu ngi toppatoo bu baax su néeg yi tàngee dañuy génn si biti. conditions yi c'est pas assez difficile parce que sinistré yi alhamdulilah bëgguñu problème gars yi déggoo nañ seen biir éclaireur ngi fi pour jàppale leen si bépp liggéey bu ñuy def et autres moo tax it la condition n'est pas difficile fii nii. si diggante soutien moral yu association wu quartier yi waaye itam ndimbalu fondation Servir le Sénégal ak mairie bu bile localité yi les sinistrés mel na ni nag jàmbatuñu benn yoon ci anam yi ñu fa nekkee. comme ni ko gisee ni groupe éclaireur yi ñu fi nekkee ñu nekk groupe boo xamante ne ñu jërë jàppale lañ parce que da ngay nekk ci stress ñu lay defal dala sa xel ñu bokk ndey bokk baay bëgg ñoo lekk dara saa ñun ñu ngi
lekk ba suur ñu ngi naan ba màndi amuñu benn problème. waaye su weesoo ndimbal boobu ak taxawu bi ñu leen taxawu yi les sinistrés li ñu bëgg rek moo di ay mesures d'accompagnement ngir rek suñ fi jógee bañ a am benn jafe-jafe ci dund bi leen di xaar. Safiatou Ba Ndiaye juróom-benn weer ginnaaw bi gouvernement bu Sénégal dafay engagement ngir xeex coronavirus maanaam moom fi duggee léegi def nañu li ñuy wax revue interaction ak itam li ñuy wax auto évaluation muy boole dafa xayma ci anam gi nga xam ne moom la ñu sooboo ci xeex beeg lañ ci am ni ndam ak gestion bi maanaam ni ñu ko téye woon xeex boobee ba yëg si fii ñu yëg si tey ki nga xam ne moo teewal OMS mooy organisation mondiale de la santé fii ci Sénégal nee na. réewu Sénégal day ndam maanaam exemple la royukaay la ci Afrique ci anam gi mu xeexee coronavirus ñu fekk ci Mbour Papa Dieye. Sénégal nag mu ngi amal benn saytu ci mbas mi nga xam ni mooy coronavirus fii ci Somone docteur Amadou Doucouré mi fi toogal directeur général de la santé publique moo ñuy wax lii solos ndaje mi. revue interaction maanaam benn processus évaluation la boo xam ne pays dañ koy def pour xool li ñu jot a def si mbas mi ndax am na ay points forts wala ay points faibles waaye aussi di formuler ay recommandations dañuy woo acteurs yëpp li nga xam dañu bokk ci xeexu mbas bi. Sénégal nag dañ ko tudd ci réew yi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku ci xeex bi ñuy xeex mbas mi li waral loolu nag docteur Amadou Doucouré moo ñu ko wax. for leadership du président de la République. le Sénégal avant feebar sax di fi dugg dafa élaborer lu ñuy wax plan de préparation et de réponse à la pandémie Covid-19. Sénégal jël na ay mesures fortes en termes d'état d'urgence. au début dañ doon jël tous les malades ñu ne amal lii hospitalisation ñu dem ba ci digg bi ñu développé lu ñuy wax prise en charge extra-hospitalière te dañuy wax prise en charge de cas domicile waaye tey fu may wax ak yow Sénégal dafa jógee ci benn laboratoire tey am ay presque fukki laboratoire ak ñeent. Sénégal nag doon na réew mi làkk français mi njëkk a amal saytu bu mel ni ci jàngoro ji. Pape Dieye Somone Zik FM. Pape Dieye ministre bi wax lu jëm ci wàllu infrastructure ak transport lu ñuy xayma loolu ci hôtel la ñu koy xayma jee ak itam waa CETUD da ko awale ci CETUD bokk moom mi bootu ci ministère bi wax lu jëm ci wàllu transport infrastructure ngir ñu am ay mesures yoo xam ni xaw nañ ko woyofal ndax mbas mi sababoon ñu indi ko fii ci wàllu taxaw ak toog ak bañ a jonjoo ki mel noonu dogal yi nga xam ni jël nañu ko ci wàllu transport bi dañ ciy déglu ki nga xam ni mooy conseil exécutif des transports urbains de Dakar Thierno Birahim Aw. ñëpp xam nañ ne secteur de transport moom mooy dernière pàcc économie bi nga xam ne nii amoon na ay tere yoo xam ne ñu ngi ko ci tegoon ba tey ndax bañ feebar bi law moo tax ñu ne dañuy bàyyiwaat place assise yi ak place debout parce que transport urbain loolu la may donc day jëm ci aftu Dakar Dem Dikk ci région Dakar ak taxi yi jëm tamit ci aftu ci biir région yi ci biir loolu tamit dañ ci fàttali ne dinañ lëkkaloo ak police ak gendarmerie ba nga xam ne lépp loo xam ne mooy sol masque parce que dafa obligatoire ba tey sol masque bi pour chauffeur beeg passager yi képp kuy dugg ci oto bus ak taxi ak minibus loolu obligation la ci moom. diwaanu Casamance résultat examen baccalauréat 2020 moo gën foofu at mi weesu 40% la daaw 26% la woon ci wàllu ñi nga xam ni jàll nañu ci baccalauréat bi performance la wala leneen la question la ñu fekki fa Abdourahmane Diallo. système éducatif bu Sénégal xamoon ab perturbation bu yàgg lool ndax jàngoro ji di coronavirus daanaka sax impacté wul bu baax a baax ci enseignement apprentissage ya li koy firndeel mooy académie bu Ziguinchor am na ay performance yu am solo ci baccalauréat 2020 bu ñu koy comparé ak bi amoon at bi ñu jénn résultats yi ren baax nañ parce que suñ ko méngalee ak résultats yi ñu am daaw vraiment baax nañ parce que am nañ fukki poñ ak ñaar yoo xamante ne ci yokkute ci résultats yi daaw ñu ngi woon ci 26%. ren ñu ngi 40% donc loolu mun nañu wax ne ay résultats yu baax la. ci wàllum qualité bi ay avancées yu am solo la ñu enregistré fii ci bëtu Saalum réew mi. résultats yu baax la ci lim bi mais itam ci qualité bi maanaam soo xoolee ci mentions yi am nañ ay mentions yu bëri daaw lépp amoon nañ téeméer ak juróom mention ah bien ren am nañ mention très bien muy lu am solo mais itam am nañ ñaar téeméeri mention téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn mention ah bien. inspecteur d'académie bu Ziguinchor moom am ab contentement bu am solo ginnaaw bu région bi enregistré benn mention très bien ca série S1 Abdourahmane Diallo doon jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM.
ñu ngi lay jaajëfal Abdourahmane Diallo ñu wax ci accord de pêche yi nga xam ni ba léegi nii coow li jeexagul ci diggante ministre de la pêche ak acteurs yi nga xam ñoo nekk ci boobu le secteur nga xam ne am na ci yeneen ci ay responsable yoo xam ni dañu doon fustiger di ñaawlu signature yi nga xamante ni bi yu bees la nekk ci ñu ko doon dénoncé ba tax ñu convoqué leen foofii ci dikk ginnaaw clamé que ministre Aliou Ndoye ci wàllu boobee nag regroupement bi bootul pêcheurs yi nekk ci ànd dañu ko dénoncé te jàpp ni xëy nag jaay doole la goo xam ni du luy kantanal napp mi ci Sénégal Abdourahmane Camara lañ ciy déglu ci micro Alassane Baldé. mënuñu nangu ci kuy défendre ay opinion di défendre mool yi di défendre géej gi di défendre acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu géej ñu bëgg ko néewal doole. lu ñu bëgg Aline Mboup xam ko te ñu ngi koy interpeller conscience am ni que moom ministre la boo xamante ni dafa war a jàppale askanu mool gi jàppale acteurs yi ci ñu juboo doon benn takk doon benn nit. waaye dëgg-dëgg bu ci féewaloo juddoo ñuy fexe di gën a gas féewaloo boobu pour que mool yi en tout cas mool yi Ndar ba Cap Skirring Yaraax Cap Skirring ba Dakar mool yëpp doon nañ benn takk di benn nit nekk ci ginnaaw Pierre Mboup. Voici Trafic News. Baye foo féete. voilà merci beaucoup Elas di wax na rek rond point Lamane Fall xat na lool ba jéggi da ay jafe-jafe neen la lu ko waral nag mooy woto yi nga xam ne ñooy bàyyi ko sur la déviation yokk si ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko di côté de Guédiawaye jaaxee ko si technopole bi ñoom ñëpp ñoo koy transité ba tax na point boobu la daal di xat lool bu ngeen ko dépassé aussi sur les deux voies Lamane Fall foofu aussi xaar leen ko des lenteurs woto yi nànk-nànk la ñu progressé aussi directement rond point bu Serra bu dee nag rond point foofu la pas trop de complications à signaler mais foofu la ça circule ralenti sur biir rond point bi ngeen ko dépassé nag am ngeen possibilité pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaaree sur le péage foofu la moom pas trop de complications si ak si boobu wala sax ngay jël la route nationale daal di daal directement rond point Cambérène Elage. ñu ngi woon ci coowal nappkat yi ak li ci xew jamono ji ak gestion bi ak situation bi ba ci ay convocation ca dikk am ci loolee doon lu nappkat yi dénoncé di ko déplorer itam ndax nee nañu acteur beeg ñi ki leen jiite lenn lu la lu ci wàllu fitna mënu ci laxasu wala mu ci yokk ndax li ñuy dund ci fitna ci ñàkkum jën rek doy na reportage Cheikh Ahmed Tidiane Seck. secteur pêche bi yëngu lool ci jamono yi fii ci Tëngéej ci ay ñàkk ak déggoo yoo xamante ne la ko yokk sax mooy weccante kaddu yu tegginewul ci diggante ay responsable mbir yi nag mujjee ci ay convocation fële ci DIC di division des investigations criminelles yenn ci nappkat yi sax ñoom di ko ñaawlu Ndaw Maar di kenn ci responsable jeune pêcheurs yi. am na ay kaddu yu ñuy weccante si ay audio ki nga xam ne mooy suñu président Pierre Mboup ak général ak Thierno Mbengue Marière bon bu ñu gisee ne yaa ma saagoo ma yaa ma waxuloo ma defe naa ne loolu mbiri police la wala mbiri quartier la bu ñu demee nag tey ba dégg ne dem na DIC donc dañuy jàpp ne xanaa loolu dafa am lu lalu si biir. ci gis-gisu yenn ci ay nappkat mbir yi nag mënoon nañ ko régler sax ci seen biir laata muy àgg ci yenn dayo yi. acteur de la pêche yi fi ne mën nañ ko régler ndax am nañ ay charge am nañ ay mag am nañ ay responsable yu mën a dox gis nañ lu gën a garaaw loolu fuuf ay nit waxtaane ko mu mujjee si jàmm. ku ñun ay acteur lañ ak ay actrices problème bu amee suñu biir war nañ kaa mën a régler suñu biir bala moo dem fenn ñuy dégg nag di dégg ba affaire bi ñu naan ñu nga dem DIC ak yooyu ñun nag waxuñu kenn Macky Sall si boppam lañ soxla mu wax ci lii. ñun nag mool mu ngi nelaw ñoom nag daf mel tan nuyee li nuyu oo nag ak yu ñu si yee nag ñu mooy boobu ba léegi waxuñu dara. ay kàddu nag di jëp ngir woote dal ak jàmm laata nag mbir yi ji àgg ci ak coowoo goo xamante ne day jafe saafara. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay jaajëfal ñu ubbi xëtu sport. Actu Sport. Baye Mante Mboup asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. nawetaan lañ koy doore ak seen pexe moomee tudd nawetaan daan Corona. waaw ak Palu ca Kolda. ñoom ñi leen nag ñu fas yéene ne comme ren jile lu jëm ci wàllum tàggatu gi moom du am foofu ca Kolda jëmale ci wàllum nawetaan tax na nag ñoom ñi leen nag mouvement Kolda debout lancé boobu les concept ngir daan lii di Corona ak lii di paludisme. ñu fekk fa kii di Pape Kadiari Badji. Kolda comme yeneen dëkk yi ci même réew jéewul lu ñu duppee nawetaan loolu moo tax mouvement bi di Kolda debout daa di uti ay pexe ngir amal lu ñu duppee nawetaan citoyenne daan Corona ak palu Mamadou Salif Diallo kenn la ci njiit yi. déjà ASC ñu ngi fi ñu ngi mobiliser wu dans les quartiers jàpp nañ ni ñoom buñ dugalee seen loxo wàllu assainissement et activité citoyenne dina amal njëriñ askan bi. ngir gën a fësal loolu la doon
nawetaan citoyenne daal dinañu amal ay activités yu bëri ci terrain bi. lutter contre le paludisme en même temps pour mu am impact ci corona bi moo tax ñu ne dañuy distribuer 5000 moustiquaires yoo xamante ne ñu ngi fi ak ay masques ak ay gel pour jàppale nit ñi mais dañuy def reboisement. di wax ni ak mbas bi ay initiative yu bëri ñu ngi koy nemmeeku ci askan wi ngir ñu bañ a toog bank seeni ay loxo waaye ñu mën a yëngu bu baax a baax lu ñu duppee nag nawetaan citoyenne doon li ko gën a firndeel fii ci capitale bu Fuladu. Pape Kadiali Badji, Kolda, Zik FM. Pape Kadiali Badji bàyyi ma anta ñu wax léegi ci actualité mercato bi ak suñu gaynde yi. waaw ñu tàmbalee ko ak kii di Edouard Mendy foofu ca Rennes moom mi lee nag gannaaw demagul foofu ca Chelsea ñu bëri nag jàpp ne am na accord bu dox ci diggante Chelsea ak clubam bii di Rennes waaye nag Edouard Mendy ni ki démb nag la tàmbaliwaat entraînement yi foofu ca Rennes gannaaw boobu nag bokkee teew ci match bu ñu amaloon ca dimanche foofu ca Nîmes ca diggante Rennes ak Nîmes Rennes nag daanoon ko ñeenti ball ci ñaar ñu jàpp ne nag ci biir semaine bi sax mun naa am accord bu dox nag ci diggante club bu Chelsea ak club breton bi di Rennes ngir Edouard Mendy moo dem foofu ca Angleterre beneen doomu Sénégalais bi nga xam ne moom changé na club muy Bari Omar Niass gannaaw ba mu jógee foofu ca Everton mu mel ne nag am na benn accord bu dox ci diggante moom ak club bi turc bi di Kayserispor bu ñu sukkandikoo ci média turc bi di Kayseri Haber ñu jàpp ne nag Baye Omar Niass atam toll ci fanweeri at moom mi ne nag war a relancer carrière am foofu ca Turquie gannaaw bu ñu gisee ne foofu ca passage am ca Angleterre jurul ko daal lenn loo xam ne gën na ci mën a gën a jëm ci wàllum performance. nañu wax léegi ci basketball ay ca NBA. waaw ca NBA démb ci match 7 bu doon dox nag ci Denver ak ñi di Los Angeles Clippers jàppale nag waa Denver ñoom ñoo mujjee daan ñi di waa Los Angeles 104-89 mu nekkoon nag match bu serré sax ndaxte mën nañ jàpp ne ca seconde période ba nag ci ren ñii di waa Denver mujjee jël ndam li mu nar a nekk nag final bu war a dox ci seen diggante ak ñii di waa Los Angeles Lakers bu LeBron James ak Anthony Davis gan waa ki nag Lakers ñoom fukki at a ngi nii ñoom nag ñu gëjoon finalu foofu ca conférence bu Ouest ca conférence Est moom jàppal ne ci match woon bi nag ñii di waa Miami ñoom ñoo mujjee am ndam ci kaw Boston kon ñu jàpp ne nag bu match doxoon na 117-104 ci conférence Est bi Hadj Mansour kon fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram